gannaaw doole yaakaar bi ñu xamee woon la force de l'espoir ci arab ñuy wax quwwatul amal ci anglais ñu naan the strength of hope mooy doole yaakaar ci wolof waaye nay leer dafa baax nay leer bëgguñu lu lëndëm muy la transparence parce que gouvernance acteurs yi nga xam ni yëpp ñoo ko seq lu leer rek moom moo ci war bu amee ay mbir yu lënt rek day créer ay jeexi jaaxa ay dysfonctionnement ak yi ni mel programme bi maanaam kenn yi nga xamante ni moom moo ko yor yooyu xëy na ñeenti poñ la ñu bëre bu ñëwee ci dëkk dañ naan dinaa tabax dinaa def dinaa nangam waaye dañuy fàtte ni képp kuy def programme bi dafa war a centré sur l'humain mooy maanaam nit yokkuteem mooy nit fu mu toll tey ak fi nga xamante ni fa la war a jëm parce que nit bu amee yokkute nit bu demee ba mën a assurer dépense am ci lay xalaat yeneen type d'activité ci lay xalaat ni naa tabax ci lay xalaat ni naa wutal samay doom nangam ci lay xalaat la santé naa fàggu pour lii ci lay xalaat également naa épargne la paix jàmm stabilité dialogue concertation waxtaan transparence démb maa ngi koy wax le chef de quartier de Ndiorno parce que Sidi maa ngi koy gërëm bu baax a baax ba ñu ñëwee ca njël benn tàmbali Ndiorno daf ñu yóbbu ca chef de quartier ba ñu ñëw pour mu ñaanal nu ay bénédiction am la ñu soxla mais également ñoom dañu nekk ay ressort yi nga xamante ni stabilité dëkk bi ci la nekk parce que damay fàttali chaque fois que ni 2014 man Babacar Diop Amadou Bekkaay Diop yàlla na ko yàlla yërëm campagne nañu fi déggoo sax ay dérive ci wàllu langage ci wax ju ñaaw mais bu ñu demee ba dëkk bi ñu mën a présenter keroog di président Macky Sall di ñëw spectre ba nga xamante ni daanaka man bu may fàttaliku mooy xeex yu mag yooyu ñu fi doon xeex ci terrain cité fii ci ay nawetaan nga xamante ni ay yet ak ay xeer dootoo xam fu muy jógee mais loolu ku ni ci loolu mën nga ci defar dëkk mooy da ngay wax lu la neex rek moo tax suñu programme nan la ñuy fexe ba réconcilier les Ross Béthiois avec eux-mêmes ba képp ku dëkk Ross Béthio nga siggi nga xool am la nga xamante ni booy dox lii sañ nga ko def waaye lii sañoo ko def pour nga mën a nekk ci biir communauté bi loolu je pense que c'est fondamental te loolu dinaa ci ñëw ci ay jumtukaay yi nga xam ni bu ñu ko tegee différence ak écart yooyu nga xam ni dafa nekk ci diggante mag ñi ci diggante quartier yi ci diggante waaso yi ci diggante xale yi nan la ñuy def ba écart yooyu ñu réduire ko par le dialogue par la concertation par waxtaan ak par nekk di nosandoo di tegandoo beneen bi mooy bonne gouvernance yàgg nañ ko wax ku ñëw ni bonne gouvernance waaye bonne gouvernance man dama Banque mondiale dama daan jël ay nit ci ay réew di leen former ci li ñu tuddee la bonne gouvernance les axes de la bonne gouvernance formé naa ci ay nit ay Madagascar ay Rwanda ay RDC jàngale naa ko pendant 2 ans à l'université catholique de Kinshasa liggéey naa ci avec le réseau des économistes marocains ñu am benn revue spéciale ba nga xam ne dañ ko doon génnee ci wàllu gouvernance maanaam quels sont les piliers de la gouvernance ci lan lay reposer gouvernance nan lañ koy doxalee loolu tamit ma exercer ko à Louga parce que ñëpp xam nañu ni maa ngi nuyu Babacar Diop au passage parce que il était témoin de liggéey boobu avec le CNCR le cadre national de concertation des ruraux parce que ku ni concertation rek wax ji jeex na mooy ay acteurs yi nga xam ni yemuñu bokkuñu ay intérêt day am ay conflits seen biir mais nan ngay def ba diminuer conflits yi ba fexe ba ñoom ñu atteindre seen objectif lu toll ci 22 organisation de producteurs ñu ay coopératives ñii nekk ci wàllu soow ñii nekk ci wàllu maraîchage ñii nekk ci wàllu mbayum dër bi mooy bassin arachidier bi ma boole leen ànd ak ñoom boole ko ak fanweeri institution de microfinance ñu am benn cadre de concertation à Louga liggéey ci pendant 3 ans avec l'Union européenne loolu moom mooy jur IFM Louga
donc bonne gouvernance dafa bokk ci li nga xamante ni bëgg nañ ko promouvoir. Dernier point bi moom mooy promouvoir une économie locale. Ross Béthio boo xoolee damay joxe misaal bu ndaw rek gis nga t-shirt yi léegi jeunes yi ñoo koy defar carte d'invitation yi ñoo koy defar jeunes yi ñoo nekk ci NTIC yi ñoom ñoo nekk ci Facebook yi ñooy defar bannières yi ñooy defar lépp ñoom ñoo boo amee xew gis nga la presse même la presse aujourd'hui c'est devenu une économie parce que ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy publier ñooy def nangam et cetera publicité sax ñoom ñoo koy def aujourd'hui ci plateforme yi loolu dafa commencer nekk une économie virtuelle plus l'économie réelle bi nga xam ne mi ngi fii ci misaal tey boo jëlee Grand Dic TLL mais Grand Dic ñëpp xam nañu ni c'est le bastion de ce qu'on appelle les économies familiales. Sénégal ku xam Sénégal xam le président Mamadou Dia xam ni moom moo fi njëkk a installé les premières coopératives dans le bassin arachidier ci Waalo feneen ak feneen te loolu moom moo fi daw ba léegi moo tax Grand Dic TLL bu doxee da ngay sentir dëkk bi day nalli nit ñi dañuy xaw féex waaye bu amee tolof tolof da ngay sentir di tamit nit ñi dañuy xaw a am jafe-jafe moo tax boo seetloo te nit ñi Grand Dic bu liggéeyul jàngu Ross li ñuy wax reporté nañ ko jafe-jafe day am moo tax jamono sama papa Iba Seck ak ñoom Alioune yi ba Grand Dic amee jafe-jafe ma tollu Dakar ma woo leen ñu ñëw ñoom ak ñoom Galas ñu ànd dem ci ay banque ma présenté leen waxtaan ak gars yi ci problème mu dëkk bi ñu financé ci ay groupement yu bëre ci at boobu la Grand Dic reprendre dem campagne loolu également mooy symboliser effort yi ñu doon def ci yenn exploitation communautaire parce que UGET boo jëlee ñu ni la lu toll ci 300 jeunes la concerné woon pendant presque 15 ans amuñu financement ñu wutal leen financement pour que ñooñu également mën a am ay revenus ñu bay fa pratiquement lu toll emblavé lu toll 100 hectares donc loolu mooy l'économie locale plus le secteur privé parce que da ngay gis tey ñi nekk ci marché yeeg ñi nekk ci fu nekk ay activités la ñu yor te activités yooyu faaw ñu organiser ko ba nga xamante ni dafay nekk benn koom local te loolu day bokk ci li yokk niveau de vie bi suñu programme nag mën na taxaw ci juróom-ñaari tànk pour tënk ko rapidement dama koy survoler rek après boo amee ay questions xëy na génnee points yi nga xam ne moo gën a saillant dafa am loo tudde environnement ak cadre de vie dafa am solo Ross Béthio booy xool dëkk la ba nga xam ne bëreetul garab dëkk la bu jege dex gi ndox jege na ko muy taa c'est problématique loolu rek mooy question ba résoudre nañ ko parce que ndox mi yëpp mën na am foo ko déverser loolu rek résoudre na question yi parce que ndox foo ko amee rek mën nga ji lu la neex donc Ross Béthio dafa war a nekk une ville verte parce que am na ay ngelaw yu bëri yi nga xam ni day ñëw te ngelaw yooyu garab yi ñoom ñoo ko mën a effectivement aj ci kaw ba nga xamante ni du sonal nit ñi boo xoolee suñu mbokk waa Guy ga ak waa Fondé Kédé ci yoonu Richard Toll bi booy dem ñooñu bu ngelaw amee daanaka da nga leen di yërëm keroog am na góor gu ma fa wax ni ma bu ngelaw yi bëree dëgg école ba abri provisoire la daanaka enseignant bi day tëj école ba dem yoonam donc yooyu ay question lay nga xam ne dañ ko war a jël à bras le corps muy l'environnement ak le cadre de vie gestion des ordures mbalit mi xoolal dëkk bi nu mu salte léegi boo tonnee mbalit mi fii nga dem yóbbu ko sànni ko ci wetu kër Xadi Booy da ngay gën a créer problème tey ñëpp xam nañu mbalit am na noo koy traité waaye tamit boo nee nit ñi bu leen sànni ci mbedd mi war nga teg ay jumtukaay yi nga xam ne même si c'est local ay bërigo ñu jël ko daggat ko tasaare ko ci dëkk bi nga xamante ni dañ ci ku am tey menthe fraîche sax boo ko màccee ba pare normalement ñu éduquer nit ñi ba nga xamante ni dañ koy jël sànni ko plus les bouteilles yi nga xam ne dañ koy kii plus également les produits plastiques comme par exemple tey suñu kiin gâteau yi normalement boo lekkee ba pare nga lëmas ko sànni ci poubelle nga xam ne daañu ko récupérer mën a am fu ñu ko yóbbu donc loolu je pense que c'est toute une éducation chaîne la ba nga xam ni chaîne bu rëy ba nga xam ne war nañ ci liggéey toujours ci axe boobu ma relever ci beneen point muy développer ay espaces de rencontre gis nga maison des jeunes bi loolu ba léegi dafa bokk ci cadre de vie ay espaces verts defar également ay monuments
mën na nekk ay monuments yu symbolique yi nga xamante ni Ross Béthio rek nga koy gisee Ross Béthio rek nga koy gisee par exemple boo demee koñu doole nga gis benn monument mais loolu c'est bien am na lu muy symboliser bëri na ay koñ yi nga xam ni mën nga ko def am na espace yi nga xam ni les jeunes de Rumbatine commencé woon nañ ko mais yooyu yëpp war nañ ko gën a rendre attractif mais rendre ko également mu am verdure may maanaam mu am verdure maanaam mu verte ji fa ay garab nga xam ne nit ñi daañ fa mën di féexlu tàngaay bi nit ñi daañu mën di génn ay buvette mën na fay nekk di jaay léegi ay bonbon ak ay yu sedd ainsi de suite et cetera mu mën a nekk ay cadres yi nga xam ne des fois jeune koñ bi daañ fa mën a di daje di waxtaan ak di échanger. beneen bi également mooy defaraat xar kanamu dëkk bi te xëy na yooyu am na yeneen yu mu laaj par exemple boo gisee tey Samba mu yore atelier nekk ci biir dëkk bi muy tuñi ku feebar mu koy gêner pour man yooyu yu ñu war a mën a waxtaane parce que ñun ñëpp ay nit lañu mais boo nee Samba kaay am na benn place fële ba nga xamante ni par exemple menuisier métallique yëpp fa la ñu nekk mécaniciens yi ñoo ngi nii yeneen industrie yaa ngi nii ñii defar nangam ñoo ngi nii ñii defar nangam ba pare nga defal leen fa ay avantages mooy maanaam ku fa installé wu dana am ay avantages yi nga xam ne dañ ko am xam nga man Diamniadio lu tax ma dem Diamniadio mais parce que Diamniadio na ma fa installé sama usine du ma fay douane te bu ma ko installé woon fii ci Louga damay fay douane bu ma ko installé woon feneen beneen suuf bu dul suufu Diamniadio mooy fi mu nekk damay fay douane damay fay taxe mais ñu ni ma foofu boo fa duggee daanaka doo fay douane doo fay taxe donc loolu fas nañu yéene def ko zone industrielle érigé ko en ZES zone économique spéciale ba nga xamante ni dana am yeneen entreprise yi nga xam ne daañ jege feneen ñëw installé fa ba ñu wàññi jaxasoo bi sorx bi nga xamante ni nekk na ci diggante nit ñi ak machines yi ak usines yi ak yi ni mel loolu dafa bokk ci liy defar cadre de vie bi beneen bi également mooy waxoon naa ko ci maison des jeunes bi il faut ñu am espace parce que boo créé wul zone ba nga xam ni maanaam moom la ñuy defee salle des fêtes yi moom la ñuy defee conférence islamique yi mais nit ñi ci mbedd mi lañ koy def dañuy baare tali yi dañuy tànqal nit ñi dañuy fekk ka nga xam ni koñ ma nga xam ne am na ku fa feebar mais dañuy obligé ñoom ñu nekk ci mbedd mi di tuññee te nag maison des jeunes bi xam naa ko bu baax fii yàgg nañ fi soirée waaye jénee na bu ma fàttaliku loolu mais nag lu am la jaar nañ ci mais li ma doon wax mooy buy tëgg maison des jeunes buy tëgg daanaka kenn dootul nelaw ci dëkk bi foo toll da ngay dégg musique alors proposé woon naa te lu mën a nekk la ci jamonoy bekkaay ñu defar benn salle ba nga xam ni salle acoustique la ba nga xamante ni ñiy def musique xam nañ ko mooy li ngay tëgg li ngay dóor ci biir du génn donc salon yooyu noonu lay mel ba pare espace bii yëpp mën nañ ko utiliser boo demee université ñi nekk université bu Saint-Louis xam nañ ni am na fa ay genre case yu yaatu ya nga xam ni moom lañ fa def defe ko ay tuiles wut connexion canal def fa ay écran géant def ay buvette foofu ci côté bi nga xam ni jeunes yi day nekk benn lieu de rencontre jeune day jóge Njorno kii jóge Sanc ba kii jóge mooy li ma doon wax sànq kii jóge Reynaabe kii jóge fële nga xam ni seen jubluwaay lay doon dafa mel na liñ doon tuddee garabu jaaxle suñu temps ñun fii la nekkoon fa lañ daan daje wala nga tuddee ko arbre à palabre day mel ne loolu lay symboliser ba nga xam ni place su waxtaanukaay place su échange lay doon ba nga xam ni day wàññi différence yi seen biir parce que ay jeunes bu ñu dajee di waxtaan rek da ngay gis ñoom ñaar dañuy nekk ci même tempo dañuy avancer ndoo parce que Oumar dafa am expérience am xëy na dana wax la nga xam ne dana ma jariñ ëllëg man tamit ma adopté loolu donc ñoom rapidement la sensibilisation passe moom laa doon wax ci nii cloisonnement baaxul ci dëkk maanaam jeune u Njorno nekk fële di organiser wu jeune u Sanc ba di organiser wu fële jeune u Reynaabe di organiser wu fële jeune u Fondé Kédé di organiser wu fële mais da ngay fexe ba ñoom ñëpp ñu am benn lieu de rencontre ba nga xam ne dañ fay daje bu ñu fa dajee rek da ngay gis seen niveau day harmoniser bu ñu fa dajee rek
dajee rek da ngay gis ñu adopté li ñu tuddee ay valeurs communes valeurs yooyu ñoom ñoo koy imposer seen bopp parce que ñoom ñooy yeddante seen bopp ñoom ñooy sensibilisante seen bopp ñoom ñooy doxal seen bopp. donc loolu laa bëggoon jukki ci wàllu environnement ak cadre de vie bokk ci tamit benn projet majeur parce que wax naa ko démb au lieu ñuy continuer di topp ñi nga xam ne ay restaurant la ñu yor à chaque fois patente fayal lii juuti nangam ci marché bi mais nañu développer yeneen niche yi nga xam ni souvent ñi fiy romb te wër fi fanaan les gros porteurs par exemple yi nga xam ni n'importe comment la ñuy gaaree ci booru tali bi empêcher visibilité bi mais mën nañu def ay aires de stationnement benn bretelle rek ngay créer ci tali bi rembler ko aménager ko def fa ay restauration chaîne de restauration mais oto yi nga organiser ko mu am gardien am ñu fa nekk di ko gérer ñooñu dana am lu ñu ruusal la nga xam ne ci dëkk bi lay jëm ba pare day rafetal dëkk bi parce que dëkk yu bëri noonu la Macky Sall boo gisee tous les gros porteurs dafa créer benn aire de stationnement au niveau de Diamniadio ñoom ñëpp bu ñu ñëw ba Diamniadio fa la ñuy garer donc fa la ñuy départ ainsi de suite ba pare projet gare routière yi tamit wax nañ ko dañ koy defar ba pare destination bu nekk démb maa ngi waxtaan ak war naa gisee ak ñoom encore mooy les acteurs du transport de Ross Béthio moom mooy ñi yore oto yi parce que dama bëgg bu yàlla defee ñu falu au 23 juin dama bëgg 23 janvier man damay wax 23 juin rek parce que xeex bu metti ba la woon quoi mooy pour Macky Sall la falu suñu xeex bu metti ba alors au 23 janvier dama bëgg acteur du transport parce que Ross Béthio dafa commencé yaatu booy jógee place di dem place déjà dafa yaatu waxatuma la nag boo fi jógee nga ni maa ngi jëm mën nga toog ba si àgg nga ni mais dama am benn soxla Ndattu dama am benn soxla Odaabe dama am benn soxla Reynaabe mais wër na am ay oto ay garage comme boo demee Louga da ngay gis ñun la garage yu Kër Momar Sarr a ngi nii garage yu Guy Mbëtt mi ngi nii garage yu Dakar a ngi nii garage yu Nangam a ngi nii fu nekk nga xam ni am na ay horaires yi nga xam ni dañu fay départ di dem constamment donc ñàkk dynamique économie locale bi moom moo tax ba loolu amul te loolu niñ ko développé tey Ndar nga xam ni Ndar taxi yi dañu mujj dem ba 30 minutes yu nekk pratiquement y a des taxis qui partent sur Saint-Louis di dem di ñëw di nangam mais boo développé tey ay corps de métier ci yeneen nangam ci yeneen localités yi day dem ba day imposer ay horaires yi nga xam ni également dañ fay dem ba nga xam ni population bi dootoo leen tëjati nit dootul amati soxla fii ci benn boutique daal ni damay bàyyi ba suba parce que amul ma yóbbu donc loolu mooy catastrophe ci wàllu koom-koom parce que temps dafa am solo ci wàllu économie loo war a def rek moment bi nga ko war a defee da nga war a dem def ko da nga war a dem jindi ko moo tax keroog bi ñuy joxe sax ay gel ay produits sanitaires maa ngi naan leen jox leen quartier périphérique yi parce que ñoom pour ñu jóg daal di ñëw approvisionné wu des fois dañu naan naa bàyyi ba dimanche wala naa bàyyi ba nangam alors que nit ki war na ko mën a def mobilité dafa am benn économiste bu mag Tom Peters manager bu mag la dafa ni l'excellence c'est la mobilité tant que yaa ngi mën bouger rek mu ni yaa ngi excellent yaa ngi ci cëppandaw ga mais nee na tant que yaa ngi toog rek benn place amoo mobilité nee na problème effectivement day daal di am donc loolu la ñu prévoir ak yeneen points yi nga xam ne xëy na mën ngeen ko jàng ci wàllu environnement ak cadre de vie loolu tamit chef de quartier yi mag ñi dañ ci am rôle parce que tamit du ñu dem di tëñax-tëñaxi rek naan dañ fiy jële kii ak dañuy tekkee fee ak dañuy nàngam mais mbir la ba nga xam ni waxtaan lay doon parce que ay nit lañu on est doté de raison yàlla daf ñu may discernement bu ñu toogee tëju ci salle waxtaan lu mu tàng balaa ñu fay jógee dana am ay poñ yi nga xam ni daañ ko jàpp pour l'intérêt général te man loolu gëm naa ko parce que ay Ross Béthio ay jàmbaar lañu ay nit dëgg lañu alors ci beneen tànk bi mooy wàllu koom gi mbay mi da ci nekk te mbay mi yaakaar naa lu ñuy def lu bëre day centré ci casier yi nga xam ne ñoo ngi fi parce que doon naa ko wax nee naa casier bi nga xam ne 3600 hectares mooy entreprise bi gën a rëy ci Ross Béthio kooku faw ñu toog te yàlla dogal na ba président bi kan la mooy Aline Gueye mii nga xamante ni ñëpp xam nañu ni ay compétence am xam naa ni def na sax ay formation ci wàllu agriculture Israël nga xam ni ñoom ñoo dàq mbay ci àdduna bi ak yeneen yi nga xam ni def na ko bokk na ci tamit fexe ba suuf yi fi nekk nga xamante ni
kenn liggéeyu ko parce que mën nañu liggéey ci wàllu financement nga xamante ni suuf yooyu yëpp daan leen valoriser ba mën ñi nga xamante ni tey ay jeunes lañu ñu accéder ci suuf yooyu te loolu man maa ci njëkk a wane exemple man dama ci joxe exemple déjà Sidi Dieng mii moo ma ko proposé pour wane ni suñu programme mi ngi jóge ci nit ñi Sidi Dieng dafa toog ba si yàgg ni ma président yow comme am nga suuf mais doo ko jël nga jox ko jeunes yi mais il m'a proposé modèle domaine agricole communautaire ma jël sama 30 hectares yu ma am daal di ko jël jox ko jeunesse Ross Béthio nar leen wutal financement Sidi Dieng nekk chef d'exploitation bi jël ay jeunes installé leen fa ñu liggéey bu ñu liggéeyee ba pare seen bénéfice ñu jël ko la ñuy fayee ca bor ba ñu bàyyi ko foofu mais loolu yokkute la donc ci wàllu mbay yu mel noonu dañ koy def ci wàllu élevage li nga xam ni mooy tirer élevage dëgg-dëgg fàttewuma maraîchage bi parce que Senghor doon na ko wax ni dañuy fexe ba ñuy bay ceeb di def maraîchage en même temps parce que maraîchage am na lu muy jur maanaam ci bénéfice la nga xam ni xëy na jafe na am ci ceeb bi donc mais ñaar yi boo ko boolee yàlla mën na def ba nga gën a yokk say am say revenu élevage dañu xalaat benn usine ba nga xam ne am nañ ko ba pare usine bi ñoo ko moom yàlla def na mu nga bitim réew ñu ni bu fekkee ni réussir nañu créer benn zone industrielle usine boobu ak usine ràkkal ba nga xam ni négocier nañ ko ba pare usine ràkkal bi pare na mi ngi fii biir Sénégal place am ko daal di ñëw tabax fa hangar ba def fa matériel bi commencé def ràkkal te ñëpp xam nañu ni waalo mooy dundal Sénégal mooy dundal bétaayu Sénégal ñaxu ceeb daf fiy jóge day dem ba Touba day dem ba Dakar ripaas bi daf fiy jóge lu nekk mën nga ci def loolu étudier nañ ko ba pare lu disponible na li dox suñu diggante ak moom mooy ñu am place ba nga xamante ni dañ ko fay def muy ñaari mbir yi nga xam ni dafay gën a booster waat élevage bi au niveau de Ross Béthio nga xamante ni aliment de bétail day nekk à côté dégg naa sax ñu ni dañuy subventionné yenn programme ñu ni dañuy jëndi aliment de bétail di ko indi mais mën nañ ko defaree fii ñooñu yaakaar naa même bu ñu gañe woon xëy na daañu ci waxtaan ak ñoom ba xamal leen ni aliment de bétail wër nañ ko mën a defaree à Ross Béthio parce que ripaas bi déjà aliment de bétail la bu nekkul rakkal sax aliment de bétail la donc beneen bi tamit mooy nga def fi usine u lait créer coopérative ci suñu mbokk jigéenu pël yi nga xamante ni ku ci nekk par bés daaka ni boo indee 10 litres kii indi 10 litres keneen indi 10 litres nga xam ni usine bi xëy na dana am capacité 100 wala 200 litres par jour di defar meew di defar yeneen xeet di ko boole ak yenn fruits yi par exemple meew mën nga ko boole ak orange mën nga ko boole ak yeneen produit ak banane usine bi yooyu lay def nga xam ni côté nutrition xale yi loolu dana am effet ba nga xam ni da koy jouer ci ñoom ba xëy na bu gënee complexifier mën nga dem bay defar effectivement fromage ak yeneen ak yeneen moo tax ma ni xëy na ñoo ngi ci mbay mi ñoo ngi ci élevage bi mais transformation produit élevage yi moo ñuy permettre ñu mën a diversifier am yeneen produits yi nga xam ni daañu ko mën a jëfandikoo ba pare produits yi nga xam ni dafay jóge ci suñu mbay wala ci élevage bi duñu ko jël rek di ko saax-saaxe ñëpp xam nañu ni soow mi léegi-léegi pour conserver que day doon problème te des fois day yàqu wala bu demee ba nekk soowum kàcc bu wexee xat dootoo ko mën a naan da nga koy daal di jël nga tuur ko alors beneen bi également beneen point bi ci wàllu économie bi mooy ñun de bëgg nañu ni ma daan def Dakar mooy sama usine yi bi ma koy installé ak yeneen mbokk yi nga xam ni jàppale naa leen mooy chaque année wala 6 mois yu nekk ñu def ce qu'on appelle des visites d'échange am na ay association patronat yi nga xam dama leen xam ñu nekk bitim réew moo xam ay dëkk yu mel na Arabie Saoudite dëkk yu mel na Tunisie dëkk yu mel na Maroc ak yenn dëkkoo yi nga xam ni jege nañu comme ay Mali ak yu ni mel dañ daan def ay ndaje yi nga xam ni suñu entrepreneurs yi dañ fiy jógee daal di def benn voyage une semaine dem Tunisie par exemple bu ñu demee dajeeg ñooñu di waxtaan ku ci nekk di def ay rencontre B2B mooy ñaari ñaar nga xam ni ku ci nekk day toog man par exemple dama naan bon man am naa entreprise ba nga xam ni maa ngi defar ay dàll
ma gis ka nga xam ni mi ngi am entreprise ba nga xam ni der lay defar bu ko defee ñu toog ñu waxtaan mën na ma jox la nga xamante ni man der bi dootuma ko jëndee ci bitim réew mais am naa ko fii ma gis ka nga xamante ni ci wàllu ay camion lay liggéey ñu dem France mu gis ka nga xamante ni mi ngi yore benn parc camion bu rëy nga xam ni day yokk sogu camion donc génn fexe ba chef d'entreprise yi fi nekk di organiser ay voyage d'études nga xam ni dañ koy accompagner dem boole leen ak ñeneen nga xamante ni ñooñu seen activité dañ koy gën a yokk gën ko diversifier également gën ko yaatal nga xam ni day développer le secteur privé man daal wax naa ko engagement la ba nga xam ne mi ngi suñu programme mooy bu ñu nekkee maire Ross Béthio ci mandat wu 5 ans ci kattanal yàlla daañu fi installé yeneen 10 unités yu bees au moins ci 5 ans yi waaw loolu engagement la noté leen ko beneen bi également mooy marché central bi loolu man am naa déjà un partenaire ba nga xam ni il s'est engagé pour defaraat marché bi à hauteur de 200 millions def ci ay cantines loolu waxuma sax état mais def ci ay cantines yi nga xamante ni mën nañu trouver benn mécanisme financier ak sous forme de compte séquestre comme ni ñu koy defee nga xam ni marché bi mën na nekk sax étage comme yenn marché yi nga xam da nga koy gis bordure tali bi gën a rafet te bu boobaa du cantine rek moo fay nekk parce que dañ koy def ba nga xamante ni ñi nga xam ni taabal la ñuy yore dafa am fu ñuy nekk ñi nga xam ni wàllu tailleur la ñu nekk dafa am place ba nga xam ni ñoom la ñuy jagleel ci marché bi ñi nga xamante ni yeneen type d'activité jën la ñu yore dafa am place bu ñuy nekk ainsi de suite loolu ay étude la bu ñu ko defee je pense que marché Ross Béthio bi war na gën a attractif war nañ ko gën a defar luuma bi tamit ñu xool nan lañ koy defaree place ba nga xamante ni comme Dakar daañ ko fa def te buñ ko defee daanaka bu timis jotee presque da ngay gis dara dootu fa nekk salte yéeg yëpp day jugaale en même temps te loolu modèle la ba nga xam ni man gis naa ko en France da ngay ñëw benn place nga ñëwaat fa gis ñu def fa luuma français yi dañuy def luuma waaye gis nga balaa timis di jot balaa crépuscule di jot daanaka lañ fa defoon yëpp teggi nañ ko ba da ngay gisaat ni place publique rek la donc loolu je pense que tamit lu ñu bëgg a def fii ci Ross Béthio alors 4e point bi mooy wàllu éducation diagnostic bi dafa xaw a sévère mooy tey boo xoolee école gëw ma ni école da nga koy tabax ci tàllal loxo ci ñaanaatu à chaque fois naan nañu wut table banc nañu diw defaral nañu nangam c'est vrai citoyens yi daañu contribuer ci éducation waaye école bu ñu ko ubbee ba nga xam ni école day politiser wu maanaam politiciens yi dañuy ñëw jël école di ko politiquer loolu gënul parce que bu boobaa ñoo ngi exposer xale yi pourquoi ñu ne élève du adhérer ci parti politique mais c'est pour le protéger mais élève bu fekkee ni chaque fois yaa ngi organiser ay cérémonies yi nga xam ni c'est des cérémonies politiques ay politiciens ñëw mais yaa ngi politiser école beneen bi mooy cadre de vie école yi nañ ko xool jamono yi monsieur Cissé monsieur Ba mais école yi amoon na garab école yi cadre de vie bi baaxoon na école yi da nga daan am plaisir daal di daw dem école parce que da nga daan bëgg jàng mais salle de classe boo fa duggee nga gis miir ya xolleeku nga gis école ba mel na désert garab amul nga gis yenn bunt yi di claquer nga gis yu bëre nga gis ni amul la nga xamante ni dana attractif pour xale yi des fois sax ay jeux yi nga xamante pour yenn élèves yeeg yenn yu gën a ndaw yi ak yi ni mel donc vraiment jot na ñu am un programme intégré ba nga xam ni daañu defaraat écoles yi defaraat murs yi te defar ko tamit avec ay matériaux yi nga xam ni mais dana résister ci xorom si parce que ñun ñëpp xam nañu ni fii xorom la mais mënoo ñëw di tabax ci xorom mais ngay mel ne kuy tabax ci joor c'est pas possible da nga koy def 2 mois après da ngay gis ni problème am na donc alors que am na ay matériaux yi nga xam ni boo ko utiliser je pense que discuter naa ci ak ay spécialistes wër na préserver li nga xamante ni moom mooy murs yi ba ci rafetaay gis nga maison des jeunes xam nga ni lii jekkul rafetul lii du maison des jeunes alors donc éducation yaakaar naa buñ ko waxee tamit wax daara yi dañu wax ni dañuy def benn projet intégré
ba nga xam ni lépp luy daara ak lépp luñ ci war a def vraiment dañ ci am taxawaay parce que da ngay dem par exemple boo demee daara Souleymane Diallo bële xale yi boo leen fekkee ñu jàng ñoo ngi ci naaj bi daara Mama Dembaay boo fa demee ñenn xale yi ñoo ngi ci kër gi ñeneen ñaa ngi ci naaj bi mais fexe daal vraiment ba daara yi comme alxuraan la ñu wóolu alxuraan la ñu yaakaar moom moo njëkk ci ñun moom moo mujj ci ñun mooy base éducation li Serigne Cheikh Al Maktoum doon wax naan Serigne Babacar Sy bi tubaab bi laajee pour que ñoom ñu dem jàngi l'école sëñ Babacar dafa ni leen na dem leen ñu laaj góor gi ni ko lu tax mu ni parce que man jiitu naa tubaab yi ci ñoom mooy def naa ci ñoom la nga xamante ni tubaab yi mënatuñu ci ñoom dara te loolu je pense que mooy alquran ñu am benn programme plan stratégique intégré ba nga xam ni daara Ross Béthio yëpp daañ ci dugg fu ci nekk fu ñu war a def ay appui même bu fekkee ni citoyens yi sax am na lu ñuy def mais ñu organiser ko parce que nit dana am lu muy def mais dañ ni man damay contribuer dans le cadre par exemple des RSE man yor naa sama entreprise damay fay impôt waaye chaque année tamit sama diine dafa ma wax ni da ngay génnee asaka mais asaka yooyu may génnee comme ni ma daan bayee fii sama 30 hectares yi am ci 300 sacs de riz mais su ma génnee asaka jël ko jox ko ay daara bojj ko bu mu set wecc yóbbu leen ko jox leen ko mais loolu mën nañ ko organiser buñ ko organiser rek daa gis lu bëri dana jaar yoon parce que dëkk développement dañ koy organiser. 5e axe bi rapidement mooy gouvernance li ci gën a màndargawu mooy boo seetloo léegi mairie lu tax mu mel na benn club mooy jiite dëkk bi di def lu leen neex te des fois bu ñu jëlee décision yi dañ ci adhéré mooy dafa amul ay espace de dialogue ay espace de concertation ñun de nee nañu bu ñu ñëwee daañu créer benn conseil ba nga xam ni jigéen ñi ñoo ci nekk muy conseil des femmes nga xam ni bépp décision stratégique bu ñuy jël du yàq waaye day gën a renforcer mais daañu toog waxtaan ci ak ñoom ñu xelal ñu conseil des sages parce que dëkk bi dafa am ña nga xam ni yàgg nañ fi ci cosaanu dëkk bi lañ bokk xam nañ lu bëre mais ñooñu seen xam-xam ku mel ne par exemple Père Babacar Diop mais ak ku mel na ñu bëri tey ña nga xam ni amoon nañu ay métiers sax yu ñu doon exercer ay cadre la ñu woon sax pour Ross Béthio mais tey dañuy ñëw kenn du leen utiliser donc ñooñu ñëpp conseil des sages nga xam ni dañ leen di déglu nag ba nga xam ni déglu bu sincère la parce que boo bëggee def dara nga déglu nit ñi ba pare doo dem nga def lu la neex mais da ngay bàyyi xel ci li nit ñi di wax nga xamante ni loolu day nekk la lame de fond de la gouvernance donc loolu noonu la ñu bëgg a organiser acteurs yi plus maintenant les conseils classiques yi nga xam dafa daan nekk mooy jeunes yi sax da ngay gis conseil national des jeunes mais des fois ci décisions yi ni ñu leen di impliqué day des lu bëri am na la nga xam ne jeune moo ko mën a def pourquoi pas ñu ñuy projet par exemple Ross Béthio defar place publique yi espace vert yi mais ñu jël ay jeunes confier leen ko ñoom ñu gérer ko fonds yeeg yëpp ñu gérer ko ñu doxal ko pourquoi pas par exemple mise en veille yi nga xamante ni moom la ñuy def ci inondation yi balaa muy jot nga préparer jeunes yi ñoom ñu gérer projet boobu jox leen carburant yeeg yëpp ñoom ñu dem installer les différents dispositifs yi ñu mettre en place pour que dëkk bi mën a avancer pourquoi pas pour yenn axe routier yi mais jeunes yi ñu gérer ko parce que gis nga jeunes yi après ñoom ñoo génn defar ay tali ci Ross Béthio donc il faut faire confiance aux jeunes ñun suñu mandat loolu lañ ko bëgg a placer alors ci axe sécurité wax naa ko sànq mooy ñu gën a valoriser waat fonction yi nga xam ne am na fi muy ay chef de quartier doo ko jël rek gis naa fi sax ay chef de quartier nga xam ni jël nañ leen patam loole signé loo leen ay këyit la ñu signé sax xamuñu ko chef de quartier balaa nga koy signé loo war nga ko wax dellul sa quartier nga waxtaan ak waa quartier ba loolu c'est un minimum moo tax adhésion yi nit ñi di am ci décision yi moo tax du am parce que bu fekkee ni waxtaane wuñ ko ba am feedback gu quartier ba mu dellu si waat mais kooku bu signé boppam rek la signal ëllëg bu ñu taxawee ni loolu dañ koy appliquer moo tax à Ross Béthio gis nga problème mu tali bi bor bi dañ naan dañuy yëkkati gars yi mais chaque fois dañuy dellu si
problème bi continuer loolu nag ñun dañuy wax ni dañ ci war a trouver ay solutions yu durable li nga mën a def rek mooy acteurs yëpp lu mu metti bu doon ñaati fan lay jël bu doon ñetti weer lay jël mooy ngeen toog ngeen waxtaan parce que ci waxtaan rek lay lépp di mujj te boo leen waxtaanee trouver solution parce que dëkk bi ñi fi nekk ñëpp lu baax rek lañ bëgg Ross Béthio gisuma ku bëgg lu bon ñi fi nekk ñëpp lu baax lañu bëgg. demoon naa fi Italie ba waxaale fa benn li italien di tudde ciccatore parce que loolu tamit ça me tient à cœur mooy ceeb bi nga xam ne ñoo ngi koy jël di ko weer ci mbedd yi te loolu day détérioré day dindi rafetaayu dëkk bi te loolu am na benn magasin ba nga xam ni boo fa installé machine bi képp ka nga xamante ni ba pare la question du temps yow nga am ceeb chaque suba nga ñëw di ko weer chaque suba ñeenti fan pour mën ko bojj alors que boo ko jëloon nga dugal ko ci benn mbànd dañ koy jël dugal fa ceeb ba daal di ko chauffé tàngal ko ceeb ba day mel ne ceeb bu daaw jéeg bu ko defee nga jël nga daal dem bojj loolu nag pour yeneen gars yi bañ sàcc suñu programme loolu mi ngi tudd en italien ciccatore loolu la ko italien di wooye moom mooy séchage maanaam day séché ceeb bi ci 15 minutes nga jël sa ceeb nga daal di dem bojj daal di dem defi sa liggéey. alors ci wàllu sport ak culture su ma ciy wax dama ci mën a wax parce que yaakaar naa bokk naa ci ñu njëkk a organiser à Ross Béthio avec l'ASC Déggo boobu j'étais vice-président Ibrahima Dieng mën na ma témoigner vice-président chargé du volet culturel ci laa fi organiser une semaine 7 jours yi nga xam ni semaine culturelle boobu ba léegi ay 48 heures a fi am ak ay 72 heures li Dieng doon wax ci zone bi nee na bi mu jógee ci zone ba léegi final la ñu waaye man tamit bi ma jógee ci culture zone bi ba léegi daanaka ay 72 heures a fi am maximum ah ci lañ doon def chaque jour benn culture daal di génn wanewu nga xam ni suñu mbokku naar yi génn ak seen tabala teg seen gaava yi def seen mbicci per yeeg yëpp génn tëgg tabla bi góor ñi tamit yore seen fetal yi ak yi ni mel yàlla xam na ni noonu lañ ko doon organiser wu. le lendemain suñu mbokku tukulóor yi ñëw jam kiire fecc takk seen ay takkaay du dëgg à l'époque suñu mbokk séeréer yi tamit ñëw Léopolo way bu ko defee c'est-à-dire loolu day dundal dëkk suñu mbokk lawbe yi c'est-à-dire Ross Béthio dafa riche ci li nga xam ni dañ fi nekk ci ay culture parce que dafa nekk confluence culture nee nañu ci benn étude ba nga xamante ni mooy le PIC ci jamonoy Babacar Diop zone la ba nga xam ni zone frontalière la daanaka lu toll ci ay 6 nationalités wala 7 wala 8 daanaka ñoo ngi fii ci biir Ross Béthio loolu yëpp nag confluence culture boobu day laaj effectivement valoriser li nga xamante ni mooy culture dëkk bi. ba pare dafa am ay sites yi nga xam ne daf ko jege lu mel ne par exemple le parc de Ndiouj il faut ñu bénéficier wu ci lu mel ne aujourd'hui parc bi gars yi nekk fii di ko revitaliser ci Jayel bii nii mais loolu ñun ñoo ko moom dans le cadre de l'intercommunalité ay doomu Ross Béthio ñoo ngi ciy liggéey ak ay doomu ñiij te loolu projet la ba nga xam ne projet bu ambitieux ñoo nga fay def ay campement bëgg nañu également Jayel bi ñu régénérer ko ba nga xamante ni lii créer souvent ay problèmes entre les agriculteurs ak les pasteurs les éleveurs et les agriculteurs loolu dana wàññeeku doon naa ci waxtaan ak mon doyen mon grand frère Ndiak ni ko tant que defuñu ay zone fourragère nga xam ni dañuy irriguer ay hectares et hectares pour bétail bi pour nag yi ñëw foofu di sàmm foofu jàmm bi ñuy bëgg entre agriculteur ak pasteur du mën a am te loolu ñun dafa bokk suñu projet am na ay zones yu nekk fii yaakaar naa nga ñëw nga aménager ko dugal fa ndox yenn espèces yi nga jëlee ko Italie wala France ñëw ji ko foofu bu ko defee nag yi mën di sàmm foofu période bi nga xamante ni tool yi ñoo ngi kii bu tool yi paree nag yaa xayti mu laana ñax mi nag ñu bàyyi ko ak nag yi nag ñu dugg tamit loolu mooy compréhension bi nga xam ne moo war a daw du dëgg bu ko defee Abou Sow nekk ci jàmm ak wàllu tourisme
Aline mi ngi ma koy soufflé ci wàllu tourisme mooy site yi nga xamante ni dafa am connexion ak parc Njuuj bi tourisme mën nañ ko développer mais boo xoolee Ross Béthio amul hôtel amul auberge tey nit bu ñëwoon ba Ross Béthio dafa naan damay fanaan ji Ndar ku ñëwoon tey di fi liggéey bu ngoon jotee day dama fanaan ji Ndar te bu fanaanee Ndar la muy reere la muy ndékkee lu muy ruusal foofu yëpp mënoon na ruus fii ci Ross Béthio du dëgg donc loolu également je pense que lu ñu mën a développer la mooy même jeunes yi tey jeune dëkk bi tey ci bannière yi ñuy def ci travail bi ñuy def ci Facebook image yu parc Njuuj war nañ ko jël ñu approprier ko suñu bopp image yu ceeb image yu Nder les femmes de Nder ak yi ni mel mais yooyu ñu valoriser ko ba nga xamante ni dëkk bi chaque année war nañu mën a am benn festival culturel ba nga xamante ni bu mucc ayib la Louga boo xoolee dafa am lu ñu tuddee FESFOP Louga dafa am benn activité chaque fin d'année mairie bi moo koy organiser pendant une semaine dafa ànd ak foire nga xam ni jigéen ñeeg ñiy def transformation ñi doon defal formation produit yi ñu def yëpp dañuy ñëw exposé ko ñi defar ay stand comme la foire de Dakar day am sax ay tubaab yi nga xam ni dañuy jóge bitim réew ñëw di ko assister yaakaar naa ni ñun moom amuñu problème mu suñu loxo egg bitim réew mën nañu jumeler Ross Béthio ak n'importe quelle ville bu ñu bëgg bu ko defee ñoom daañu fii ñëw ànd ak ñun à Louga liggéeyoon naa ci li ñu doon tuddee tourisme responsable nga xam ne ay tubaab dañuy ñëw dem par exemple fu mel ne Raynaabe dëkk ak waa Raynaabe nekk seen biir dëkk ak ñoom balaa ñuy dem ñu formuler benn projet par exemple ñu ni foofu dañu soxla salle de classe ñoom bu ñu jógee ay étudiants la ñuy doon bu ñu delloo ñoom daal di convaincre seen ay papa ñu jox leen par exemple 60 000 euros nga xam ni beneen vacance bu ñuy dellu si waat Raynaabe dañuy ñëw bu ñu ñëwee tabax salle de classe boobu loolu def nañ ko du benn yoon du ñaari yoon au niveau de Louga dans le cadre du tourisme responsable donc voilà de façon très ramassée projet yi nga xamante ni alors bëgg nañ ko def bëgg tamit budget Ross Béthio évoluer ñun ay économistes lañu moo tax ñu ni na budget bi évoluer de 30% parce que budget doo xëy rek nga ni day doon 2 milliards xam nga budget boo ko waxee mooy lan mooy la nga xam ni yoon la boo ci tegoo waratoo wàcc boo wàccee rek dellu nga gannaaw mooy booy dem da nga naan dafa am lu ko motiver mooy ñaari principe budgétaire dafa am ñaari principe yu ko motiver mooy la sincérité gis nga sincérité ixlaas bi yàlla di wax te nit ñi di ko bañ bay wax waxu yàlla ñu naan ah kii daal nangam sincérité xam nga nit day indi matériel tey mën naa indi ñetti ordinateur jox ko Samba ba pare daal ni bon ordinateur yi valeur u 3 millions la fan la ñuy jëndee léegi ordinateur ba nga xam ni 3 millions la wala bu di jar 3 millions wax ma caractéristique yi fekk yaa ngi jënd benn ordinateur ñetti ordinateur yoo xam bu ci nekk 100 000 la 300 000 nga yokk ci benn zéro daal ni 3 millions la donc loolu mooy sincérité dañuy wax ni ci principe budgétaire maanaam la sincérité dafa war a faire prévaloir moo tax booy defar budget lépp luy dépense da nga koy comptabiliser même bu fekkee ni dépense bi sax wóorul da nga naan non naa ko prévoir waaye xaalis biy dugg dañ naan tant que wóorul doo ko prévoir donc loolu principe bu prudence la prudence xam nga principe bu prudence mooy lan mooy doo toog nga ni budget bi 3 milliards la après nga exécuter muy 100 millions loolu gàcce la day wane ni sax yow li ngay prévoir yow xamoo ko da ngay tañaxe rek budget également bu tegoo moo tax budget Sénégal pourquoi du ñu xëy suba rek ni Sénégal day am budget ba nga xamante ni 30 milliards lay doon te pourtant Macky Sall bu ko neexoon daal ni damay xëy suba dem ci Russie ñaan leen nangam ñii ma ñaan leen mais budget dafa am cëslaay ci li nga xamante ni moom mooy les recettes yi nga xam ni ay recettes yu continue la ay recettes yu continue ak tamit li nga xam ne ay dons la dafa am limitation bu mu war a am par exemple da nga naan 15% de dons lu ko ëpp jeex na du ma ko accepter 15% fa laa yem wala 10% fa laa yem ci ay dons mooy maanaam kii may nañu 10% la mais li ci des
c'est les recettes de l'économie. Impôt nangam la war a doon, patente nangam la war a doon, bon entreprise yi li ñu war a joxe ci ay recettes wala nangam la war a doon. bu ko defee dëkk bi day dox ci tànk yu wóor da lay wóor ni loolu chaque année di nga ko jot di nga ko mën a renouveler état bi nangam la may jox état bi li mu lay jox chaque année daf la koy jox. loolu moom lu ñuy wax ñaari principe de prudence mais également principe de sincérité. lu amul sincérité baaxul parce que mën nga joxe ñaari bidon ndox nga ni bidon yi valeur u 40 millions la mais boo nee 40 millions fu 40 millions dugg xam nga ko boo ko gisee rek xam nga ko. école Ross Béthio bii tey bu ñu ne woon dugal nañ fa 50 millions mais nga daagu foofu nga dem boo xoolee di nga xam ndax loolu dugg na fa réellement wala xëy na affaire yi dañ koy extrapoler rek pour ay raisons politiques wala yi ni mel. moo tax principe bu sincérité ci exécution budgétaire ñun loolu dafa bokk suñu mbir mooy ñuy wax nit ñi lu am du ñu wax lu amul bu ko defee loolu day jàppale dëkk bi ci ni day avancer ci yoon ba nga xamante ni yoon bu normal la. Dernier point bi ma bëggoon souligner te loolu je pense que dootul sax lu ñuy wax muy question emploi des jeunes ñun dafa am la nga xamante ni parce que fu mu nekk nii ñetti usines ñoo ngi ak moom yi nga xam ni jeune Ross Béthio mën nañu migrer dem liggéey fi te nee naa daañu créer benn fonds communal de développement pour les jeunes pour développer entrepreneuriat rural ba nga xam ne daañu xam nañu nan lañ koy alimenter. fonds boobu ñoo ngi ko tuddee fonds démarre mooy maanaam démarrer sa activité wala démarrer sa entreprise wala démarrer lu mu mënte doon te xam nañu tamit nan lañ ci impliquer ay effet de levier nga xam ne tey boo amoon 20 millions banque bi wala institution bi mën na la jox 50 millions wala mu jox la 60 millions à partir de ce 20 millions yooyu. yaakaar naa Louga jamono yi mu fa nekkee li ñu tuddee woon les fonds locaux de développement avec la commune de Nguer Malal de Ñomre de Pétéwarak bokkoon naa ci ñi nga xamante ni ñoo ko doon gérer dans le cadre des axes de la décentralisation yu ñu ko doon def. alors am na volet ba nga xam ni mënuma ko fàtte muy la pêche artisanale parce que dañoo am ay nit yi nga xam ni fii dañuy pratiquer la pêche te lépp lu ñu napp ñoo ngi koy indi ci marché Ross Béthio bi te loolu tamit ñoo ngi koy def depuis cosaanu Ross Béthio suñu maam yëpp dañ daan dem nappi daal di ñëw suñu yaay yi togg. yàlla dafa dogal damay liggéey ci li ñuy tuddee les pirogues en fibre de verre yaakaar naa booru ndattu maa ngi ci doon wax ak Senghor barke démb ak Alioune Gueye war nañu mën a am benn pirogue en fibre de verre ba nga xam ni sax dana gaawal jàll bi fii nii au niveau de nga xam ne bu ñu génnee rek ñoom pour rallier supposons malade mën na am pour jàllale ko dex gi rapidement nga xam ni ñu ñëw jël ko au niveau du centre de santé yooyu ay xalaat la yi nga xam ni ay gàlla yu yaatu yi nga xam ni comme ay bateau mi ngi Dakar ñu exposé man sama jumtuwaayu bopp sax xanaa mën naa fexe sax avec Saliou Samb le président du conseil départemental de Mbour maa ngi ko doon wax pour ñu indi benn test au niveau du fleuve Sénégal jox ko suñu mbokk mool yi ñu testé ko parce que man am naa usine ba nga xamante ni ci loolu lay liggéey day defar ay bateau 12 mètres bateau de pêche wala des bateaux de plaisance te yooyu yëpp mën na appuyer soit le tourisme gis nga Boyel Maxtaar daf fiy jógee dem ba Podor loolu Ndar lay renforcer mën nga fi indi vedette tamit nit ku bëgg tamit dem avec les hôtels ñu dem ci dex gi ak yi ni mel ainsi de suite. maintenant fàttewuñu lépp luy abattoir ak tamit wàllu abattoir mooy fi ñuy reyee jur gi fàttewuñu ci wàllu éducation mooy abri provisoire man dama ni bés bu ñu ma falee maire nañ ma may 1 an ñu compter lépp luy ndox accès à l'eau lépp luy accès à l'électricité lépp luy régler la question des abris provisoires ci atub yàlla boobu dinaa ko def mu jeex ci kàttanal yàlla. alors beneen bi tamit mooy suñu mbokk yi nga xam ni dañu nekk ci légume bi man am na benn xalaat ba nga xam ni bëgg naa ci échanger ak ñoom muy ci wàllu chambre froide chambre froide bu dul dara sax man mii sax am naa Dakar benn chambre froide waaye tey su ma neexoon déplacé ko fii tey bu ko defee moom mën na nekk seen jumtukaay ba nga xamante ni légumes yi yàqu bi ak tàngaay bi mën nga ci conserver ci ay yenn degré yi nga xam ni fa lay nekk
nga xamante ni chambre froide tey boo fi amoon benn chambre froide ba nga xam ni 75 mètres cubes lu ne mën nga fa def lu ne mën nga fa denc loolu yaakaar naa dana préserver ñoom seen légumes yi nga xamante ni garder ko au frais ba keroog nga xamante ni lañ koy génnee trouver ay clients mën ko jaay appuyer leen tamit effectivement ci am local bu respectable ba nga xamante ni vraiment day nekk genre marché des légumes da nga koy gis par exemple boo demee Maroc day am place yi nga xamante ni boo bëggee légume rek lépp luy salade lépp luy concombre lépp luy nangam carotte et cetera da ngay ñëw fekk ko ñu tege ko ci façon bu mucc ayib tàkkusaan nga dem doxantu fa jënd la ngay jënd ci légume boo dee góoru naar nga yóbbul ko sa soxna bu ko defee mu defal la ay carottes râpées ak yu ni mel bon sans compter tout ce qui est PME parce que maa ngi wax ni tey Mansour Ndiaye capitaine d'industrie la am na ay usines am na ay yeneen doomu Ross Béthio yu fi am ay usines mais nañu fexe ba PME ñu développé ko parce que loolu moom mooy mën a tey employer les jeunes te loolu bés bu ne moom laay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar wala ñi nga xam ne entreprise lañ yore même bu dee entreprise ba nga xamante ni am nga ñaari camion mais c'est déjà une entreprise mën nga employer ay jeunes mën nga ci former mën nga yokk capacité bi mën nga wutiyaat yeneen camion mën nga def ay travaux mairie bi ci ay marché mag yëpp war na appuyer effectivement les entrepreneurs locaux ba nga xamante ni lépp lu ñu mën a defee Ross Béthio alors ñu defe ko Ross Béthio ba nga xam ni waa Ross Béthio daañu gis seen bopp ci li ñuy def loolu laa bëggoon wax di leen gërëm di leen sant jërëjëf